ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ñëwaat ak yéen seen émission yoon wi ñu ngi am mbégte tey nag ànd ci ak Oustaz Babacar Mboup mooy coordonnateur kuréel gii di ànd sàmm jikko yi yaa Oustaz ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu teewaay gi. El Hadj Assane ñoo ngi lay delloo ziar di nuyu seen auditeurs yëpp di nuyu tamit waa Sénégal yëpp. jërëjëf. am mbégte geneen nit ànd ci waxtaan ak Oustaz Mor Thiam Oustaz Mor Thiam nag moom duñu leen ko présenté moo jiite desk religieux bu RFM yaa Oustaz ñu ngi lay nuyu. Hadj Assane ñu ngi lay fay bu baax a baax di nuyu suñu mbokk suñu wëllëre Oustaz Babacar Mboup bu ànd sàmm jikko yi di ko ziara bu baax di ziar ñëpp ñi nga xam ñu ngi déglu émission bi. jërëjëf li waral pencoo gi nag mbokk yi mooy gàmmu gi la ñu noppi barki Dembo Ndiaye ñu bëgg rek di wéy nag ci li nga xamante ne mooy barkeelu gi ci jikko yi ndax Sénégal dëgmal nañ fi ay projet naam wax nañ fi ay baat naam émergence pétrole la ngi fi naam ak gaz waaye loolu lépp foog naa ni pour mu daal di nekk njariñ negu def faw la ko daal di def di bool ba set te nag loolu ay jikkoo koy def moo waral pencoo gi ñuy jéem rek di fàttalante suñu biir ci wàllu taxawaay Oustaz Babacar jamono yi am na ñu bëgg a mel ni ñuy xewal ay kujje ci biir tarixa yi am na ñu dem ba ni sax dañ ko bëgg a def championnat loolu yow ban jàngat nga ciy def. jërëjëf El Hadj Assane di nuyu di ziar sama xarit sama wóllare Oustaz Mor Thiam xam nga ñiy def loolu dañu war a dellusiwaat xam ni tarixa yi génnuñu lislaam tarixa yi ña ko sosoon ci lislaam lañ nekkoon. sukkandiku ci imaan gu wér te tawhid jàngale ko islaam gu wér te fiq jàngale ko ak nag tasawuf ihsaan te tasawuf jàngale ko kenn ku ci nekkit sa objectif lenn rek la woon mooy fexe ba nit ñi defaru ci 2 dimensions benn bu njëkk bi mooy teg nit ki ci yoon ba xolam laab mu mën a mane ak boromam beneen bi ci des mooy defar nit ki ba ay jikkoom defaru ba mu mën a defaru ba mu mën a jëflante ak li yàlla bind son environnement nit ñi jaww ji et cetera donc loolu rek moo doon jubluwaay gi alors lu mel noonu su fekkente ni am na yaakaar naa ni su fekkee ñoo ngi ca loolu rek esprit compétition mënu caa am rawatina li nga xam ne moom la ñu seetlu léegi nii malheureusement nag xam nga li ñu seetlu léegi mooy nit ñi dañoo jàppe fi mu ne tarixa yi ak kujje man damay wax sax ni léeg-léeg dañ ko jàppee ay écurie wala nawetaan waaw écurie wala nawetaan xam nga tarixa yi duñ ay écurie duñu nawetaan tarixa yi lii ma la wax rek moo ko taxoon a jóg defar nit ki dëgg la ngir ngir mu mane ak boromam mane ak li borom bi aussi bind waaye su fekkente ni ñoo ngi nekk ci tendance su fi mu ne xëccoo xiiroo ŋaayoo mel ni kuy compétir malheureusement kon da ngay gis ni comprendre ñu sax ñun li ñu def lan la dëgg la problème de compréhension comprendre duñ ko sax malheureusement comprendre ñu rawatina nag Sénégal gi nga xam ne fi mu nekk nii maanaam koo fi mën a jël bu taxawee ci seetu moromam lay gis bu xoolee moromam boppam la war a gis rawatina diggante ñëppay mbokk lañ nag laa wax de rawatina diggante Serigne Touba ak moom El Hadj Malick nga xam ni ñoo bokk seenu bokk ci wàllu deret ba pare ci fànn goo jël nag ñoo ci bokk seenu bokk benn lañu ba noppi yàlla boolewaat leen ci benn tool bu ñu nekk muy toolub lislaam ñu bokk ci kenn ku ci nekk di ci bay alors kon dama yaakaar ni seen njaboot aussi kenn ku ci nekk taxawaay bi mu ci war a taxaw mooy luy renforcer ak yooyu lu koy gën di dëgëral ci xam ni benn lañu nañu benn te loolu yàlla moon ko waxoon noonu mu ne nag ixwa faslihu bayna axawaykum kon yéen jullit ñi benn ngeen bennoo leen alors kon loolu injonction divine la boo xam ne ñun waruñu ko mën a ñàkk a def quelque puisse être nag ñun xëy na suñuy gis-gis ak dañu war a jiital ndigalu yàlla yooyu jullit yi benn lañu noonu rek lañ ko war a jàppe am na solo yaa Oustaz Oustaz Mor mu mel ni kon ak umpale ndax Oustaz Babacar wax na ko umpale gi ak wàllu histoire démb dina waral ki xamul di doxalee nenn ni waaw Hadj Assane li nga wax dëgg la xam nga mag ñi dañ doon def ne balaa nit ki di bokk ci tariqa dafay fekk ne diineem jag ba pare bu sa diine jagul soo bokkee ci tariqa doo xam lu tax mu jóg ndax diine mooy base bi diine mooy jukko diine mooy tabax nit su nitee lu mu dugg daf cay dugg ak xel mu rafet mais da cay dugg ak xam-xam wante li mag ñi mënul nangu mooy koo xamante ni kii danaan damaa gis rek nit ñi fëx ma fëx
te loolu la yonent bi doon tere da doon tere ku nekk nagu njengal nagu njengal boo nee xob rek bu nag yëpp dawee day daw mais du xam li koy dàq lan la mais aussi du xam fu mu jëm fan la moo tax yonent bi doon wax ne laa takunu imma in ahsana naas ahsant wa in asaawu asatu su nit ñi àndandoo daal defandoo lu baax ma bokk ci groupe ba dafa def su ñu defee lu bon it ma def mais doo xam lu baax li lan la mais doo xam lu bon li lan la léegi nag loolu dafa bari lu nga xam ne dafa am ci côté tarixa yi moo tax compétition bi nga xam ne da nga ko wax nii léegi ñi ko indi mooy ñu bees ñi mooy ñi mujj a ñëw ñi nga xam ne 10 ans yi 15 ans yi la ñu bokk ci mbir mi ñooñu ñoo indi loolu mel ni ak kujje dëgg la sax nag l'islam d'accord na ci kujje ndax baatu fastabixul xayraat yi ndax baatu falitanaafasil mutanaafisuuna sunu boroom moo wax ni soo gisee kuy def lu baax jongante leen xam nga Aboubacar ak Omar mas nañu jongante kujje Aboubacar yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax ne l'islam de soxla na bëgg naa kenn ku nekk dellu sa kër defal l'islam Omar ba muy dem mi ngi fas ci xolam ne fu ma mës a taxaw ak Seydina Aboubacar moo ma jong mais tey jii du ma jong maa koy jong xam nga lu baax lay jongante ba Aboubacar demee indi lu yonent bi foogutoon sallallahu alayhi wa sallam bi Omar ñëwee indi yonent bi ne ko loo indi mu ne sama kër la fa nekkoon xaaj balaa indi Aboubacar bi mu indee yonent bi laaj ko loo indi mu ne la fa nekkoon lépp laa indi keroog la Omar ne man nag dootuma jonganteeg Seydina Aboubacar parce que saa yu ñu jongantee mu jong ma loolu jongante ci lu baax ak waxante lu baax ak nawante ci lu baax loolu moo daan am te loolu na mu amoon ci saxaaba yi noonu la amee Seydi Alaaji Asan ba ci sunu mag ñi dama lay nettali benn bu gàtt rek benn mag dafa ñëw ci Mam Ablaye Cissé bu jaamal ñëw ne ko Serigne Touba nee na weer dam yonent bee ko jox ci loxoom maanaam wax yi nu diingat Mam Abdoulaye Cissé bu jaamal te kooku nitu yàlla la Mam Abdoulaye Cissé bu jaamal nitu yàlla la daal di koy wax ne ko waaw loo bëgg ma weddi ko te sama sëriñ Seydina Cheikh Ahmad Tidiane yi wax ma loolu ma nangu ko te yonent bi tëjul buntam ba léegi macha allah dégg nga déggin boobu la maanaam pour wane ni ba léegi am na ñu nga xam ay wushaat ay seytaane yu nga xamante ni bi dañuy dox ci diggante yi di fenqale kooku bu fekkoon ci Maam Abdoulaye Cissé bu jaamal da ko déglu woon ci façon bu mu waxee woon rek yàq na lu bari mais gis nga fa ko sëriñ bi delloo ne ko sama sëriñ wax na ko ma nangu ko kon nag bu ko keneen waxee dama koy nangu parce que yonent bi ba léegi tëjul buntam te yàlla ba léegi arrêté wul ay mayam très bien jërëjëf Oustaz Mor Thiam sëñ Babacar fooguloo également ñi yàq wala boog ñi nasa yàq li leen gën a may doole nag bokk na ci dox mbokk ga woon démb nag aussi dafa xaw a nag tumuranke ci jamono yi ñu toll nag yaakaar naa ni muy kilifa diine yi di kilifa aada yi buñ doon jokk mbokk gi na mu waree duñ fa xajal benn yoon seytaane yooyu nga xamante ne ñooy jéem di yàq saa su ne. te paradoxalement xam nga tey la jumtukaay yi gën a yomb. tey la waroon a gën a mën a yomb. voilà. waaye li ñu seetlu mooy effectivement dafay mel ni jëflante bi ak doxlante bi moom na ko mag ñi doon defee. xaw na wàññeeku. kenn ku ci nekk da nga toog sa ruq. te xam nga umpalante li mu mën a indi dafa bari. dafa mën a bari lool ci dama lay umpale ci li nga nekk waaye it nga umpale ci li ma nekk. su ko defee nit ñi nag dañuy exploiter lool. brèche boobu la ñuy dugg brèche yooyu la ñuy dugg. ci la ñuy dugg. su ko defee lu la ñu rapporté la ko lu la ñu rapporté moom. nee nañu finalement boo moytuwul ci loolu lay sukkandiku loolu nga sukkandiku ci. te loolu defarul day yàq. xam nga tey nii réew mi demee ak moyens yi sax ni mu yaatoo yaakaar naa umpalante waratul mën a am. waratul mën a am fi mu ne ci téléphone kese. mën nga ci lijjanti lu bare ci ñoo xam ni wax naa ko léegi ñoo bokk seen wàllu bokk ak deret waaye ñoo bokki jën diina ji ñu bokk réew mi noppi yàlla dimbali leen ñu bokk jamono n'est-ce pas alors yooyu bokk yëpp soo ko boolee da nga gis ni kon jëflante ak fexe ba li ñu fi fekk ci héritage ñu gën ko dëgëral fexe it ba gën ko yaatal mais suuxat ci aussi njaboot gi loolu gis naa ni dana ci am solo lool mais gis nga ni El Hadji Assane man dama seetlu loo xam ni bu ñu ko toppee dana indi jafe-jafe ci réew mi ndax wàllu pas-pas dafa sensible trop. ñoo ngi waxtaan léegi sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa am lu mu waxoon 82. dafa waxoon ni dafa am ñu ñëw proposé ko financé ko pour Tidiane dal ci kaw murit yi ñu xeex. bi mu ne ko may ma délai 2 jours kooku génn mu ni nañ ko topp kooku it dem na Touba dem ci sëñ Abdou Lahad. xam nga loolu moo lay wax ni la. man ci sama gis-gis bu gàtt. ñi amoon xalaat boobu ba tey ñoo ngi fi. rawatina
actuellement le Sénégal xam nga dafa changé. ah oui enjeu yi aussi Enjeu yi. leneen dolliku na ci. bu fekkee Sénégal d'ici 2022 dafa war a doon un pays producteur de pétrole mu leer la ni li ñuy wax la malédiction du pétrole. fépp foo dégg coow am fa wala fitna am fa pétrole moo ko waral kon Sénégal xam na ni mënuñu ko boole ci politique politiquement mënuñoo taal réew mi. 88 jaar na fi 93 dem nañ ba ki waroon joxe résultat élection yi démissionné. ka ca topp ñu rey ko. mais teewul réew mi tàkkul. 2011 ñoo ngi koy fàttaliku ba ci 2012. sur le plan politique réew mi kenn mënu koo taal. waaye ci wàllu waaso aussi. réew mi mënee su ko taal. waaye am na benn séminaire boo xam ni ay kilifa def nañ ko jamono yi ci boor yi Afrique du Sud wane ni Sénégal bi ñu jàngatee gis na ni ci wàllu pas-pas rek lañ ko mën a taal. surtout non pas entre jullit ak catholique mais ci biir tarixa yi rek lañ mën a jaar ba tas ko. alors kon loolu. dañu war a gën vigilant à ce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp yi fexe ba bañ di umpalante. gis nga li nga daan def léeg-léeg ñun la Alaaji Abdou dem na Touba. léeg-léeg nga jékki-jékki ñu la Sëñ Abdou Lahad dem na Tivaouane ànd ak Alaaji Abdou dem na Ndiassane. gis nga loolu. c'est important. dafa doon lu am solo loo xam ni. keneen ku mën a nekk ci périphérie bi mën a wax it. dootuñu la déglu dootuñu la topp. dootul safe ndax acte yooyu moo fort. dëgg la fort goo xam ni fi mu ne tant que ñoo ngi koy def. danañ xam ni yow yaa comprendre waaye kilifa yi ñoom ñoo ngi koy dox. su seen tànk diisee yi tamit ba mënuñu ko mais am nañu sës ci ñoom ñoo xam mën nañ ko dox actuellement ndaw yu mat ndaw n'est-ce pas ñun fi mu ne loolu ànd sàmm jikko ñoo ngi ci dox ay jéego. man dem naa Tiwaawan ak doomu xalifa bi sëñ Maam Doudou Sy waxtaan ak moom yëkkat sama téléphone jox ko ni ko wool sëñ Abdourahmane Kunta te noonu itam dem cene ba woo ko ni ko jox ko taw si Muntaxa parce que da ngeen a war di dem lente waru leen di umpalante. dëgg la te tant que yéen a ngi umpalante rek brèche mën na ci am nit ñi utiliser ko. te bu boobaa ba dana taal réew mi. dëgg te gis nga bu réew mi tàkkee. ñoom la tàkkal. dëgg la ndax ñoom ñooy kilifay réew mi plus de 90% des Sénégalais ci ñoom la ñu wéeru. kon ñoom ñoo war a gën a yokk vigilance. taxawee yiir askan wi. ba kenn du utiliser brèche yooyu. am na solo Oustaz Mor kon rappel à l'ordre gi daal ci kilifa yi mënut a ñàkk nag am na ci jamono yoo xam ni mu ngi mel ni maître ba na muy def rek daal ni fin de la récréation nag doy na. waaw Assane xam nga loolu moo jaadu gis nga li ma wax ma ni ci fukki at yu juróom ak fukki at yu mujj yi ak juróom. ci li xew yëpp daanaka ci la xew. alaaji mag ñi bu njëkkoon. dañ daan demalante di dikkalante. boo ko tàmbalee ci suñu maam Serigne Touba fekk na Seydi Hadji Malick Njaarnde. dem ne Njaarnde fekk fa Seydi Hadji Malick. donte ngan nga yàggul keroog bi ko maam Seydi Hadji Malick di gunge da koo gunge ba ñu yaakaar ni góor gi day egg ba ci kër ga. est-ce que xoolal lu rafet loolu. ni koy Hadji Babacar waxee léegi maam Seydi Hadji Abdoul Aziz dem Touba Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy dem Touba yooyu demalante yooyu dikkalante yooyu. sëñ Abdou Lahad kadhalika benn bu rafet boo xamante ni bii mën naa la ko boo xamante ni bii Gaynde Fatma moo ko def. Serigne Maodo Sy nee na. Gaynde Fatma Serigne Abdou Aziz maam Abdou dafa jël xilaafa gi mu jël oto boole ci chauffeur taalibeem. ne ko demal nga yóbbu oto bi ci kër Cheikh El Hadj Abdou Aziz parce que bëgguma mu yor xilaafa gi war a liggéeyal l'islam di abbi oto ku mu mën a doon te loolu 1947 la woon. 57 la woon. macha allah demal nga ab yóbbu oto bi ak chauffeur ne ko nag bul laaj góor gi essence jox naa la essence bu doy su demee bay bëgg a jeex ñëwaatal ci man ma dolliwaat la essence. pour El Hadj Abdou bu mu doxi benn soxla di abbi benn njaboot oto. xoolal kan moo def acte bu rafet boobu la sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doomu sëñ Modou Moustapha moom sëñ Touba. kan la ko defal Cheikh Abdou Aziz doomu Seydil Hadji Malick. donc kaddu yu rafet yooyu. moom la mag yi doon jëflante. dëgg la maam Seydi El Hadji Malick jël na benn téere bu tudd Tafsirul Jalaalayni yónni ko hadiya may ko sëriñ maam Sëñ Touba. maam Sëñ Touba jëlaat téere bu mel noonu yónnee ko maam Ablaye Niass jox ko mu nekk hadiya maam Ablaye Niass mooy jur maam Khalifa Niass mi jur bàyyi Sid Lamine Niass mi tey ji maanaam yu rafet yooyu nekkoon seen diggante. ñuy waxalante lu baax di defalante lu baax di demalante di dikkalante. même bu fekkoon ne bi distance bi boobu la gënoon sori ñoom ñu ngi ko doon def seen diggante. mais pourquoi léegi distance bi gën a jege. te léegi loolu amul. te ñu am njaboot yoo xamante ne bi tey jii man mii bu fekkoonte ne bi kenn ci siyeen daf maa woo ne ma kaay doxal li ma service sàngam ca Tivaouane ca Touba. su ma demee danañ xam ne ndaw fa jóge ñëw. sëñ Babacar mi kadhalika yow mi kadhalika donc yu mel noonu moo war a am ak ay murasalaat bindante ay bataaxal.
sëñ Bassirou Mbacke nettali na ko ci Minanu Baaril Xadim sëñ Ahmad Lamine Diop Dagana nettali na ko ci Irwa maanaam jëflante yooyu ñu doon jëflante. mais ñun dañ ko dul gis ñun ñoxum suuf mi. ñooy wax yoo xamante bu ñu ko waxee suuf si bëgg a xar. du kilifa yi de. mais ñun ñii yor micro yi ak ci sunu dépense ci santu baayu jàmbur. ak mbindu baayu jàmbur ñun ñoo bëgg a tas réew mi. dëgg la ci surtout nag sëñ Babacar Mboup jamono yu communication amee doole lool. c'est-à-dire que ni bu fekkee ni lu bon rek la ñuy wane di ko wax. nit mën na dem ba juum foog ni lu bonam rek a ne ci Sénégal ku ne xam nga ni lu baax ne nag daanaka mëdd na lu bon li waaye ci wàllu feeñal gi dafa mel ni demeewu ni mais foofu man d'accord na ma ak yow Sénégal lu baax man jàpp naa ni moo fi ëpp. mais dañ ci communiqué wul suffisamment. dañ ko publier wul suffisamment. wane wuñ ko aussi suffisamment. loolu nag xam nga beneen jàngat la laaj fi mu nekk nii. naka la ñu war a fexe ba. lu baax li am ci réew mi ñu koy wane. ba nit ñi xam ne lu baax mi ngi fi am ba tey. ay nit ñu baax rek ñoo fi nekk. baal ma dogguma la mais foofu tam sëriñ si ñoo war a gën a exigeant wan nguur gi ni que dañoo bëgg dans les enseignements li ngeen di jàngal suñuy doom l'éducation le programme ñu dugal ci suñu mag ñu baax ñi waruñu nangu ñu ñuy jox yeneen xeetu programme éducatif. gis nga loolu moom en fait une exigence la war a doon sax. exigence la war a doon dans la mesure où. dañuy wax la res publica maanaam lu nit ñi ñëpp maase bokk. li ñu bokk xam nga kon ñëpp a ci bokk kenn génn ci muy église bi muy sëriñ si muy ñi nga xam ne sax gëmuñu benn diine. ñun ñëpp ñoo maase bokk réew mi. alors réew moom bu ñu koy wax kon ñi nekk ci biir réew mi la. te ñi nekk ci biir réew mi du point de vue de la représentativité kilifa yooyu ci boppam ñoom la mbooloo mi aju seen kaw. kon ñooñu ñoo war bu fekkee dafa am kenn kuy soxlaati baatu askan wi. pour war a doxal ci ñoom. nga ni leen kat ñun lii mooy bëgg-bëgg askan wi mais soo leen ko waxul kenn du la. dëgg la xam nga dafa am benn kilifa dafa mas a waxtaan ak benn politicien ni ko mais yéen lan moo tax seeni priorité boolewu leen ci wàllu jikko yi ak wàllu diine ji. mu ni ko parce que buñ demee ci sëriñ si it ñun fi mu ne ay teen la ñuy wax ak ay nangam ay maanaam lu matériel rek la ñuy wax. moo tax duñ fa demit ba wax ak ñoom ci loolu. dëgg la lii seen yitte rek ñun ca la ñuy taxaw. kon foofu aussi kilifa yi war nañuy exiger. man nag tuuti naa ci wax leen lu ñuy def. bien sûr mais war nañuy exiger. fàttali rek war nañuy exiger à ce que. bu ñëwetee ñu leen kat ginnaaw daara yi ci la ñuy tabaxee nit ñi la mo sénégalensis ci lay génne. na ngeen di fexe ba tey jii xilaas bu mu El Hadj Malick téere yi nga xam ne si yeneen mag ñi bind nañ ko. Sëñ Tuubaa li mu bind. yooyu lu mel ni kun kaati man par exemple. mais loolu war nañ koy jàngale ci kii bi. ndax man su fekkee dama fa dem ci école yooyu daara jooyu. ñu mën ma jàngal Nietzsche jàngal ma Rousseau. jàngal ma Diderot jàngal ma Chateaubriand mais war naa man quand même. bu dul dara sax. vraiment ginnaaw jéggaani nañ ñii ñëpp jàngal ma ko ba ma xam leen. mais war nañ ma mën a jàngal mag ñi nekk ci biir réew mi aussi. xam nga loolu problème la. dëgg la problème bu rëy la gis nga El Hadj Assane réew mi bari na ay jafe-jafe yoo xam ni xëy na dama yaakaar ne kilifa yi ni ñu ko war a xamee lañ ko xamewul. ba ci actuellement fi mu ne suñu charte fondamentale bi rek démb rek maa ngi koy wax ni boo seetloo dañuy wax ni première référence yi ñu ci def mooy la référence à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. xam nga loolu ça pose problème. 13 ans avant am na beneen révolution bu amoon fii Sénégal la révolution d'Amga ñoom Thierno Souleymane Baal. pourtant loolu la ñu waroon a def référence ci suñu constitution bi. am déet parce que lii moo ñu gën a concerné. mais révolution bu amoon France ñun lu ci suñu yoon. parce que seen problème yooyu ñun duñ soonuy problème. bien vrai que France colonisé woon nañu. mais gis nga loolu dafa doonul exigence. boo xam ni dañ ko porter le peuple sénégalais surtout à travers les autorités religieuses. loolu nag dafa doon loo xam ne si dañ ko war a waxtaane ak ñoom. ba ñu xam ni mbir yi dañ ci war a dugal seen loxo. mënut a ñàkk doonuñu ñoo xam ni maanaam ay gan lañ ci. duñu ay doxandeem ci réew mi. voilà c'est-à-dire fi leen responsable politique bëgg a confiner foofu man moo ma jaaxal alors que contraire ba waroon ne. mais absolument loolu la. yow du ma la doyee lu may bu élection jub see wala boo amee màggal wala gàmmu après ginnaaw si daal ma réer la ba beneen. mais El Hadj Assane dafa am benn kilifa bu waxoon ni dafa am lu ko jaaxal te vraiment man jaaxal na ma aussi mooy xoolal koo xam ni toujours bu ñëwee ci yow. sëñ bi maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm bon véritablement réew mi defal naa lii léegi ñaanal ma. waaye nag bu ma wax sa xalaat. sa ñaan moom soxla naa ko mais sa xalaat soxlawu ma ko. mais loolu war nañ ko jàngataat. ñaanal ma sëriñ bi mais nag bul wax sa xalaat. ci réew mi. finalement boobu rapport ban xeetu rapport la. dëgg la kenn xamu ko. il faut ñu xoolaat rapport bi. alors il faudrait que kon sëriñ si gën a jàppale askan wi ci fànn foofu boobu te ma profité ci occasion bi. véritablement saluer te rafetlu
déclaration bi nga xam ni sëñ Babacar Sy Mansour def na ko. ci gàmmu gi ci gàmmu gi. dinañ ci ñëwaat ndax benn ponk la ci waxtaan wi. voilà sëñ Babacar. Oustaz Mor ñu ngi doon wax ci enseignement yi jàngale yi ci daara yi naam kenn mënut a fi àdduna toll bañ a ubbeeku waaye balaa ngaa ubbeeku nga am foo toog yow dëjul ci daara ba pare ci sa aada say valeur. waaw xam nga ñi ngi ci kilifa yi ñi ngi ci. boo seetee naal bi nga xamante ni bi Cheikh Mountakha naal na ko ca Touba. ci université boobu nga xamante ni gis na ni war na fa mën a tabax benn université bu nga xamante ni bi ñi fay génne dinañ mën a dabaatal xam-xam bu mag ñi jàngale bind ko ci réew mi. parce que tamit bu fekkee boo waxee état te état du la dégg ba pare moom mu ut la mettre la en quarantaine bu la soxlaa jëfandikoo la nan la bu la noppee bàyyi la da ngay dem sa mbatu bopp. moo tax université ba muy jëmmal fële. te université la bu nga xamante ne bii doo jàpp ni moroomam dina am ci biir Afrique ndax. xalaatu ñu fay génnee di ko jàngale. ak promotion ya fa war a génne ëllëg fii léegi 20 ans 30 ans ci kanam yaakaar naa ni lu ñu naqari woon. dina nu neex. bu fekkente ni bii ni nu njorte noonu kon mun naa leen noonu. tey surtout ki ko naal kan la. ki ko naal kan la. boroom xam-xam la koo xamante ni kii lépp lu xew ci àdduna bi am na ci sëpp mi ngi ko jàkkaarloog moom. naal ko ci façon boobu kon dañ ciy sant yàlla ci ni lu leen naqari woon ci côté bële mën na am bu ñu demee d'ici 10 à 15 ans. danañ wala 20 ans danañu am loolu ñu naqari woon ci wàllu googu. ci moo tax bu fekkente ni bii bu politique yi demee ci ñoom. wan leen ni yéen duñ leen laaj seen xalaat. ñoom ñu jëmmal seen xalaat ci beneen côté. noonu ñu ko defee nag ca Touba. bu fekkoon ni bii suñu bokk ya ca Njaasaan parce que jël nit ki def ko université lépp fanaan ci dënnam. nga boole ci beneen établissement da ciy gën a baax. dëgg la loolu da ciy gën a maintenant du dañuy xeeb li nguur gi jógtee parce que lu rafet la loo xam ne mosu fi am modernisation des cités religieuses ndax it wax dëgg yàlla suñu mag ñooñu lépp lu ñu leen defal ci wàllu taax ak wàllu modernité lu ñu yellool la mais daa fekk ni boo defarul nit ñi loo fi defar leneen nit ñi yàqu ko. xam nga Serigne Cheikh dafa waxoon ni boo defarul nit ki doog a defar tabax bi. ci waxin moom ko lax ci waxin arab dafa ne mbaam nga dugal ci biir bâtiment bi rek. maanaam boo defarul nit ki ba pare doo ko defar taax bi. mbaam nga dugal ci biir bâtiment bi. parce que doo xam la fa yàlla. donc moo tax nit ki la ñu war a jëkkee sonne. bu ñu sonnee nit ki defar ko ci jikko defar ko ci xel wan ko mun ni citoyenneté parce que ñett yi la mag ñi doon xeex dañ doon xeex ci diine ji xeex ci réew mi xeex ci bokk gi. diine ji lañ doon xeex ba mu taxaw. ñu xeex réew mi ba mu taxaw xeex ci bokk gi ba mu taxaw. lii Oustaz Babacar doon wax léegi mag ñi ba ñu bëggee ñu tegal ñu benn constitution boo xam ne dafay dëppoo ak sunu pas-pas parce que pas-pas dafa am solo. ñu daje ñoom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ñoom maam Issa Laye ñoom Cheikh al Islam Baye Niass. ñu daje keroog Baye Niass moo nekkoon rapporteur bi. ñu génnee loo xamante ne nañ buñ ko fay tegee sunu pas-pas yu ñoŋ. mais bañ ko wane gaaralee dañ leen ko rejeteel. mais mënuñu fexe ba ñëpp nekk ci mais ñoom ñu fexe ba tënk ci seen bopp. parce que bu sikkim lakkandoo ku nekk nag sa bos ngay boxam. dëgg la sëñ Babacar problème bi Sénégal aussi mooy li may wax sànq rek ca njëlbéen fan war a njëkkee mooy defar nit ñi waaye jàngal leen xam-xam. nit ñi comprendre ñu l'islam bi ñu baal ma ci waxin wi. xëy na tarixa lañ leen di gën a jàngal léeg-léeg loolu tam day poser problème moo tax yow sa njaboot gi bu demee ba def yenn réer gi demal nga wëri ko foofu est-ce que à la base. xamoon na d'abord moom ne li ñuy wax yëpp ak lu muy baax yëpp l'islam nag moo lal lépp. mais dama yaakaar ni foofu la jafe-jafe bi nekk xam nga par exemple tey su ma jëloon misaal ci ku taxaw ni murit la ba noppi yaakaar ni moom ku beru la nekk fële. da ngay gis ni kon kii comprendre ndax sëñ Touba mi woote loolu dafa ni isabtadan muridi bi tawxiidi wal fiqhi an tasawufil majidi muntahijan mazhaba ahli sunna mahal jamaahati wa tilkal junna. ñetti piliers yi nga xam ni si daal moo ngànk lislaam ne leen wóor ni man ci loolu laa woote te képp koo xam ni si it gis ngeen ko mu soowu ci ngirum sunna maanaam dëppale ay mbirum ak njàngaleem yonent bi kooko na ngeen ko def seen àndandoo te bu leen nekk ci ak tàqale ko xam nga loolu lu leer nañ la n'est-ce pas donc gis nga li mu wax ci wird yi boo demee ci Masalik aussi wane ni mboolem wird yëpp ci yàlla la jëmale. amul kenn nag moo xam bu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani la moo xam bu Cheikh Ahmad Tidiane la moo xam bu Abul Hasan Sazeli la ak mboole seen ña ca des kulluhum nag
kenn ku ci mooy loolu amul. xam nga déjà bu fekkee nit ki comprendre na loolu dana xam ne warul nekk ci esprit compétition boo xam ni. ci kujje lay doon. waaye xëccoo ci lu baax moom yu saarixuuna fil xayraati moom xamees na ko. maanaam ci aw yiw. ñu ciy xëccoo ak di ci ëppalante ak di ci njëkkalante. maanaam dafay am solo. beneen bi ci des xam nga dafa am 3 éléments yoo xam ne dafa am solo ci société bépp boo xam ne dafa dynamique dafay dox dafay yëngu dafay jëm kanam. benn bi mooy daara moom mooy base lépp parce que loolu moo lay mën a permettre nga tabax nit koo xam ni par rapport ak sa vision ak li nga gis yan yoon lay jaar ba mën koo def ci moom ba à un terme temps danaa ko mën a am ci moom loolu daara moo la koy mën a kii te gis nga loolu dañ ci am problème ñun dañ ci am jafe-jafe bu rëy moo tax kilifa yi war nañoo mën a tënk ci loolu yaa ngi koy tudd léegi lu mel ni Touba ak sëñ Mountakha loolu war nañ ci mën a def ba accordé wu ba xam ni li lislaam doon bëgg ci ab jullit daal lii la su ko defee loolu nag ñu yaatal ko ba nga xamante ni loolu duñ ci réeroo. sëñ Mor xam nga ni wóor na la ni mag ñi ñun problème bi ñu am ñoom amuñu ko woon ñoom daan nañ dema fi mu ne nit mën naa bàyyikoo ci ronuk maam Alaaji Malick dem Kaolack yeggale ci fa am njàngam wala mu dem Njaarim wala mu dem feneen. kazalika fenn fu ci nekk inverse bi am. te ñun tey am nañ jafe-jafe yooyu fi mu nekk nii. parce que li nga wax moo am. danoo jiital tarixa yi ci wàllu diine. dañ ko jiital maanaam danoo jiital njàngum université. ci njàngum élémentaire gi. nit ki danaan cëpp rek ñu ne ko léegi nag da ngay dugg ci faculté bi. finalement dafay am jafe-jafe dafay am problème. beneen bi des muy wàllu communication. nga xam ni nit ñi nga xam ni ay magi jëmm lañu. am na fu ñu toll ba pare xëy na mënatuñoo dem ci daara ñu mën a wax ak ñoom orienter leen sensibiliser leen foofu tamit dañoo gis ni. le plus souvent kiy téye micro bi di wax lu mu def ci poosam lay gën a yittewoo. loolu ça pose problème. c'est-à-dire man bu ma toogee fi mu nekk nii gars yi yéen laa toogal ñi daal yaakaar naa su ma nee sëñ Babacar Sy ñu daanu yaakaar naa danaa fi amee dara donc foofu lay daal di kii te su ma koy def it. su fekkonte ni loolu rek la yittewoo sax waaye danaa ca joggiwaale sax. ŋaññaale ca kilifa ak jaamur. xam nga loolu dafay am problème. moo tax ci communication tant que gaarawaale bàyyiwuñ ko. tant que tooñ ci suñuy wax aussi bàyyiwuñ ko maanaam phénomène yi mel nii day gën di am ampleur te doo xam fan la jëm fi mu nekk nii. man am na bu ma ci yëg boo xam ni gis nga yàlla mënu suturaal mais mënoon naa indi sax effusion de sang ci réew mi. nga xam ni am na nit ñu jógoon di wëri kooka te buñ ko gisoon danañ jël bakkanam donc moo tax nit ñi war di soigner li ñuy wax. xam li ñuy wax. maanaam wax ak sëñ Mor mën naa koo yëkkati ba ca kaw. te mën naa ci bañ a tooñ kenn. dëgg la am déet. dëgg la war naa laa mën a taxaw bu fekkee dama laa bëgg a yëkkati. te bëgg laa daaneel rek. wax dëgg mën naa la yëkkati mais bu ma ci tooñ sëñ Mor mi. am déet. mën naa ni sëñ Assane moom mooy bëkk néegu yàlla. am déet. waaye nag waruma cee mën a tooñ keneen fi mu nekk nii. de te loolu dañoo gis ni problème la. dëgg la daara yi ak communication bi leneen li ci des nag véritablement mooy li nga waxoon sànq. gis nga demlente bi. ak dikkante bi. dafa am solo gis nañ ni mi ngi am nii sax waaye dañ ko war a gën a. dëgëral dañ ko war a gën a toroxal seytaane man gis naa lu rafet ci gàmmu ren gii. loo xam ni véritablement loolu dañ ko war a saluer. dama gis ñoom Makhtar Sarr seen burdu bi ñu koy tëj bi ñuy tëj yaakaar naa Pikine la wala soriwul foofu. mais dañuy tëj. indi benn kuréelu murit ñu jàng fa si benn jës bu. ñoom ñëpp ñu toog affaire bi. loolu dafa rafet trop image bu rafet la. gis nga keroog bi ñuy ubbi Masalik. dañu julli ba noppi ci ngoon gi ñu. lal malaan wasifa suñu mbokki tijaan yi ñëw ñu wasifa fa ba mu jàll. mais xam nga véritablement. voilà les images ak loo xam ne war nañ koy gën di vulgariser. ba ñu xam ne ak noonoo xajul ci suñu diggante. li fi war a nekk te nekk fi mooy bëggante soppante te xam ni. yàlla boole nañu loo xam ne mënuñu koo séddoo. te it mënuñu koo taxalikoo. justement moo taxoon sànq ma ne il faut que réplique gis nga bu fekkee ni dara daanee fii ca dara newul ca wet ga dañuy foog ne dara loolu rek moo existé. absolument ñi yàq bu ñu kon ne yàq ak vidéo yi wax seen waxi saytaane mais réplique yu mel nii di leen ko wan nag ak ay exemple yu wër. Oustaz Mor di wasifa ci jumaay murid yi di ñëw di teg ay kuréel. ci ndajey tijaan yi ñu xam ni ñoo bokk maam genn gi waaye ñoo bokk profondément l'islam genn gi. waaw sëñ Assane wax nga dëgg mais suñu problème yëpp mooy. dañ koy def benn yoon mu yam fa. maanaam bu ko defee dañuy jàpp ne dañuy naxante. il faut suivi am. mais foog muy loo xamante ni day yaatu. muy loo xamante day yaatu ci penc mi su ko defee bu fekkente ni bi tey jii loolu ñoom nga junj léegi ci ñoom Makhtar Sarr julli ko ci Masaalikul Jinaan bu fekkonte ni bi bu àjjuma jotee. Tijaan yi dëkk ci gox bi nga xamante ni mooy Masaalikul Jinaan ñu ubbil leen bunt bi ñu ñëw def fa seen xadara su boobaa loolu mooy wane ni dëggu na
mais bu fekkee benn jour kese lay am te dootul amaat abadan day naan dañ doon naxante rek te loolu du continuer. wala mu yem ci événement. moo yem ci événement te loolu du fekk ne mooy baax bi. baax bi mooy la Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke wax ne bëggatuma fi dégg. kàddu bu nga xam ne dafay jëm ci sama mbokk yi te loolu mi ngi ko doon ne ci maam ji Seydi Hadji Malick. Seydi Hadji Malick dama liir ci dafa naa ci minan laa ko liir. wala ci Irwa foo xamante ni daf ko waxanteeg sëñ Maru Bëggey. waxanteeg moom ne ko sama digganteeg sama mbokk mi. koo xamante ne que dégg naa nga wax ci kàddu boo xamante ne bii kàddu safaan la. ba noppi di jàpp ne sama njaboot nga génn nga ci man génn naa ci yow. donc loolu bu fekkente ne bii sëriñ bi reprendre na ko. ñeneen ñi reprendre ko kon day mel ni lii mais li ma wax sànq rek. mooy kii wax te sëñ Babacar reprendre ko léegi mooy ki nga xamante ne bii mooy wax te li ko tax di wax. mooy lu defar bagaasam moom. parce que ñun tamit. dañuy faral di wax loo xamante ni bii. parce que toog di tagg sa sëriñ. ba noppi fekk ne yaa ngay gaaruwaale keneen te loola ngay wax amul fenn fu mu sax. amul fenn fu mu sax nga wax ko rek pour yàq der keneen yëkkati kii. loola la ñu war a arrêté. moo tax ma ne ñi nga xamante ni bii ci mbindum jàmbur ak ci santu jàmbur ca la ñuy bëgg a wute dépense bu ñu dundee. ñooña la ñu war a wax ne nañuy joyantiwaat seen wax yi. parce que wax yooyu mooy tas penc. dañu waroon xam nag ne ay du yem ci bopp borom de waaw loo ca mën a wut yaag sa njaboot it mën na lakkee foo dul yaakaare. xam nga li sëñ Mbàkke bu sa defoon jël Serigne Mamadou Lamine Niang ak doomam taawam ba sëñ Modou Bousso. jël leen yónni leen ñu dem ziyaar ji maam Seydi Hadji Malick jekki génn rek dem. te sëñ Mbàkke Bousso moom la Seydi Hadji Malick jëloon référence. parce que bi ñuy wax ci maam sëñ Touba naan sëñ Touba dafay woote ak cëriñ nit ñaa ngi daw jëm ca maam Seydi Hadji Malick benn baat la wax. dafa ni ba ma fa séenee sëñ Mbàkke Bousso ca laa xam ne sëñ Mbàkke Bousso li ko yàlla sédd ci wilaaya sédd ko ci xam-xam sédd ko ci njub. sédd ko ci jaamu yàlla ku mu topp kooko du ku ndaw. macha allah mbay fàttali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di teewloog RFM ñuy dalal Oustaz Mor Thiam chef desk religieux RFM waaye it Oustaz Babacar Mbuub di coordonnateur kuréel gii di ànd sàmm jikko yi. Oustaz Babacar jikko yi nga wax mais actualité bi de bokk na ci mbiram ngóor jigéen. waaw ndax suñu xalifa bu tedd bi sax sëñ Babacar Sy Mansour àdduna ci keroog ci gàmmu gi ñaan ko ci nguur gi kilifa yi ñu gën ko xeex muy wàllum benn mbiram ngóor jigéen d'abord bu ñu demee ba réew mi nga xamante ni mooy réewu Cheikhul Khadim. réewu Seydi Hadji Malick réewul maam Baye Niass réewul maam Limaamul Mahdiyu ñu dem ba phénomène bi am fi doole genn gi ba kilifa yi gis obligation addu ci kon nag jóg jot na. mais absolument jóg jot na li ñu njëkk a def nag mooy wax dëgg yàlla saluer. di ndokkeel ak a jaajëfal sëñ Babacar Sy Mansour en tout cas ñun ci ànd sàmm jikko yi dañoo jàpp ni ndimbale yàlla lañ am fi mu ne nii. ndax ay at a ngi ni ñuy xeex ci lii ba tey nag sëriñ bi àddu ci loolu nag ndimbale yàlla lañ ko jàppe ak wàllug yàlla aussi lañ ko jàppe ci terrain bi nga xam ne boobu ba léegi ñoo ngi ci woon di ci kër yi. su ko defee nag gis nga mbir moomu sëriñ bi wax mbir mu doy waar la te it interpellé na fa mu ko waxee lañ ko war a waxe ka ko wax moo ko war a waxe waaye wax na ko aussi ak kam ko war a waxal. ki nga xam ne si mooy ministre de l'intérieur ñu jox ko biir réew mi ak li fi dox mu saytuñu boo xoolee mbir moomu lu xóot la. lu sori la tamit aussi. sëñ bi xam nga junj na wolof dafay wax ni sooy wax ba ni kenn xamul nu mu toll waxin la ci wolof dafa bëgg a wax rek ne lu bari la. kon mel na ni bari nañ ti lii ma lay wax le 25 octobre 2015 ci plateau ITélé président de la République confirmé na ko. ITélé ca France wax na ni góor jigéen yi bari am ñoo nga Sénégal journaliste bi laaj ko ni ko ndax ñoom sañ nañu bu ñu fa nekkee te sañ ñu gën sañ ñoo def dara aussi dañuy nëbbatu. ndax sañ nañoo manifester ak def campagne président ni ko waa sañ nañ ko. xam nga loolu moo lay wax ne kon yëf yi gën na xóot kon sañ nañoo manifester sañ nañoo campagne manifester mooy fesal sa mbir campagne mooy woote ci li nga nekk mu ni sañ nañ ko journaliste bi ne ko mbaa dara du leen ci fekk kon mu ni ko en tout cas xaw ma dara dana leen ci fekk wala du leen ci fekk mais du bàyyi ko ci gouvernement bi foofu ngay gisee kon xóotu mbir mi kon. effectivement sëñ bi interpellé na ministre de l'intérieur mais ministre de l'intérieur mënu ci dara. mënu ci dara d'autant plus que ministre de l'intérieur actuellement rek autorisé na une dizaine d'associations góor jigéen ci biir réew mi mën naa laa wax telle structure ki ko jiite telle personne la.
et au nom du peuple sénégalais lan leen jox ay récépissé nga xam ne li fi imam sañ keneen sañ ko fi noonu la fi góor jigéen yi sañ. te loolu da nga ko déggee maanaam tere gi jëmee ci ñoom dafa eggul fa mu war a egg maanaam tere dañuy tere acte contre nature maanaam dox ba gis ñuy jëfalante seen di sëy ak yooyu loolu moom ku ko fi def ñun la rappel mu article 319 moom xam nga acte contre nature boobu fi mu ne sax maanaam furtu la lu ne mënees na ko cee déggee mënees na ko cee déggee waaye su fekkente ni tey président àdduna ci loolu rek wane ni moom gouvernement du def dara ci loolu rek mbir moo garaaw la moo xam ni suñ kilifa yi aussi war nañ ko daal di jàngat xam ni taxawaay la laaj gis nga yëf yi du caageen ni suñu état bi sax dañoo taxawul askan wi déedéet dañoo nekk ci jamono joo xam ne c'est globalisé pression yi ak rapport de force fu nekk lay jóge d'ailleurs gis nga recommandation yi nga xam ne si rapport Nations Unies bi 5e bi gis nga li muy def Sénégal ci nañu daal di nag ubbi bunt yi góor jigéen yi dépénaliser affaire bi kon rapport de force la faw askan wi aussi taxaw ngir wan leen li ñun lii bëgguñu ko xam nga loolu ça n'explique pas être dans la liberté liberté gi ñuy wax nii liberté ak être libertaire bokkuñu par exemple nit ki ñun mën nañu ubbeeku France tey dañuy wax ni réew la moo xam ni réewum liberté la mais France imam Oustaz Mor boo fa demoon am problème yow nga taxaw fa naan yor naa ñaari soxna maanaam ci kaso bi nga jëm kon dootul liberté voilà xam nga kon dañ koy encadrer ñoom par rapport ak seen vécu seen démb li ñuy wax seen i us seen coutume seen mbaax seen mbatit ci loolu la ñuy sukkandiku pour ni kat lii mën nañ koo maye waaye lii nag moom par rapport ak li ñu xam lii moom bëgguñu ko ñoom mën nañoo maye góor gu sëy jigéen ak jigéen ju sëy mais mënuñoo may góor ñaari soxna loolu mën naa leen ko nangul kon ñun aussi nañ ñu nangul xam ne ñun baatu góor jigéen sax amuñu baat buñ ko tuddee ñun dañ naan góor ni jigéen boole ñaari baat yi baral wax ji ni góor jigéen kon loolu dafay lu am solo loo xam ni dàqul ni ñun réewum liberté la loolu benn élément la beneen bi ci dolli ko mooy en fait le nouveau code de la presse boo demee ci article 18 bi actuellement il y a un problème alinéa 1 bi te gis nga El Hadji Assane man li ma ci gën a metti mooy man dem naa seeti ay député yoo xam ne ci 12e législature bi lañ nekkoon mais ñoom wan nañ ma ni ma texte bi travaillé nañ ci mais alinéa disposition bi bokkul woon ci texte bi ñu doon travaillé nga xam ni dañ ko ci glissé bi ñu dem assemblée lañ ko ci soog a dugal xam nga loolu kon c'est fait à des dessins yoo xam ni inavoué muy benn élément deuxième élément kañ lañ ko yóbbu assemblée le 20 juin 2017 à pratiquement quelques jours des législatives nga xam ni député yi talatuñu ko nit ñi talatuñu ko seen attention mi ngi feneen bi ñu ko defee le 13 juillet la ko président promulgué le 7 août lañ ko publier ci journal officiel alors loolu man dama ciy gis ni kon kilifa yi information yi war nañ ko xam ni wax ji lu am solo la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye laaj na taxawaay boo xam ni mooy tax rapport de force boobu bu leen Nations Unies yi woowatee ni leen dépénaliser leen affaire bi. ñu leen gis ngeen suñuy kilifa kat nii lañ def. mooy suivi bi Oustaz moo doon wax aussi il faut suivi di am il faut gëstu di am. surtout loolu. faut pas def une déclaration rek après ñëpp daal di laal li ba ñu dem ba beneen waay. su ko defee gars yi dañ naan mooy li ñuy xaw rek. ñoom Oustaz Mor loolu la gars yi di wax. Man de xam nga sénégalais Cheikh Assane. sénégalais ndeysaan ni ko yàlla bindee dafa spécial. da ngay gis lu ko naqari waaye daan Oustaz Assane daal wax na ko na ma ko waxale xol ba sedd moom pare na ci jeex na parce que naqari woon nañ ko waxal nañ ko rek jeex na alors que wax ji rek lu am solo la nag lu am solo la waaye nag léeg-léeg jëf daf ciy baax pour compléter taxawaay yi dafa am solo loolu mooy mën a tax yëf yi Oustaz Mor ci benn ponk bi ci wàllu homosexualité waaw xam naa di gërëm kilifa gi Serigne Babacar Sy Mansour ndax tamit day wane ni sëpp na xew-xew yi te it wax na message bi nga xam ne wax na ko fi mu ko war a waxee comme ni ko Oustaz Babacar waxee wante fi Oustaz Babacar daaneele foofu laay sof mooy mbir boo ko reeteetee bul yem ci reeteet ji tànk rayuñu ko moom nag mën na reeteet parce que foofu la kàddoom mën a yem ndax dafa dund li nga xam ne mooy yonent bi li mu waxoon ku gis lu ñaaw na ko wax mbaa mu dindi ko mbaa mu naqarlu ko léegi nag comme moom mënu ko dindi nee na yéen a ko mën a dindi mu joxoñ ñaari personnalité muy président de la République ak ministre de l'intérieur te ñoom wane nañu seen position fu ñu toll kon nag fi dindi gi jëm mooy askan wi du ñu gàddu yat
parce que réew mi tolluwul fu ñuy gàddoo yet ak jaas yi di reyante fan la toll mooy kenn ku ci nekk ñàkk sa kër ñàkk sa njaboot yar sa njaboot. ñàkk sa kër ñàkk sa njaboot fexe ba sa njaboot fu muy dugg nga jéem ko luñutu lu muy am nga xam fan lay jógee mas naa dégg Serigne Ndiaye Gonzalez mu wax lu mel noonu yàlla na ko yàlla fay yiw mu ni nga nekk ci kër sa doom génn dem ñëw sol mbub moo ko jëndalul te amuloo ful lay laaj ko foo ko jëlee nee na sa doom bu yàqoo am nga ca responsabilité te loolu nag mooy li nga am ci sa biir kër am sa njaboot nga xool mu xëy suba teel indil la téléphone xëy suba teel dewal oto xëy suba teel am terrain xëy suba teel am compte bancaire bu remplir nga gis ko muy ànd ak ñoo xamante ne bi xamula leen te amuloo courage yu laaj ko ñii ñan la lii fu mu jógee. loolu nag mooy beneen problème bi ci penc bi. oustaz irresponsabilité parentale gi. léegi nag comme sëriñ bi wax na ne lii mën na am. te ñoom koppar yooyu ak pression boobu moo nekk seen parce que pression bi ñaar la. dañuy booster dugal xaalis wala ñu dugal benn menace. bu fekkente ni gis nga sa njaboot liggéeyu lu toll noonu muy am lu toll noonu war nga toog laaj ko. ne ko lii foo ko jëlee pour ñàkk sa njaboot pour du dugg ci loolu. parce que ñun ñi nga xamante ne bi yàlla moo ñu nattu ñuy wax ci rajo yi. dafa am ay nit yoo xam ne dañ ñuy woo di am lu leen naqari ci seen njaboot parce que dañ koy gis muy am ñu mu fréquenté. di am lu leen naqari ci seen jëkkër parce que dañuy gis muy am ñu muy fréquenté. donc yooyu te yow mënoo ci dara lu dul ne ko muñal wala dëfal ko wala dalal ko. donc nag responsabilité bi foofu la nekk. sëriñ bi reeteet na. mais ñun nañ fexe ba éradiquer affaire bi te mooy ñu rey ko. mais oustaz li nga wax ni nga baal ma rek dama ci bëgg a rebondir. maanaam li mu wax ni dëgg la ni responsabilité parentale moom am na ci. waaye fi mu ne nii xam nga yaa ngi nii nekkoo sa kër. dëgg la. génn nga sa kër. la fay xaw woon xamoo ko kon. fi mu nekk nii xamoo ko walaay dëgg la. nit ñi fi mu nekk nii. dañu am ci société bu nekk bu métamorphosé boo xam ne bu doy waar la. fi mu ne mën ngaa dem ba ci sa kër sax tëj sa bunti néeg ne sax sa kër dara di fa xew sa biir néeg laa wax. ñu jaaree ci internet gi tëj say kër. ngeen tëdd sa doom yëpp nga yeetal leen. dëgg la ñu dem Adélaïde ca Australie. dem New Jersey. dëgg la dem Paris dellusiwaat te duñ génn kër gi. c'est-à-dire gis nga yëf yi dafa gën a complexe li ñuy wax nii de gën a complexe oustaz li ñuy wax. ñaareel bi aussi gis nga man d'accord naa ni sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Mountakha ñoom seen posture warul yam ci wax kese mën nañu dara mën nañu. parce que nous sommes en démocratie xam nga démocratie mooy askan wi la ñu wax ni léegi ñoom ñoo moomeel gi d'ailleurs boo demee ci article 1er bu constitution bi loolu la ñu wax. askan wi ñoom ñoo souverain te ñoom ñooy kilifay askan wi. léegi suñu organiser woo mën nañu. dañuy digle ak a tere. maanaam ñun ñoo war a dénoncer mais ñoom war nañoo def ak a dindi fi mu nekk nii. peut-être dañoo organiser gul organisation boobu rek mais mën nañoo def mën nañoo dindi. loolu laa ci bëggoon compléter rek. très bien Oustaz Mor beneen ponk ci wàllu takk suuf laaj bu njëkk bi d'abord l'islam nangu na ko. waaw takk suuf moom xam nga ay tappale da ciy daal di am. bañ tuddee yonent bi takk rek la wax. bañ ci dogalee baatu suuf rek la ñu indi ay jafe-jafe. bañ ci dogalee suuf rek. ca la ñu indi ay jafe-jafe. te conséquences yi nekkul ci takk gi conséquences yi mu ngi ci après takk gi. après takk gi bu fekkente ni bii dee dafa am wala doom am fa la coow la di nekk. moo tax koo gis ñu naan la dafay def takk suuf rek jàppal ni duggul ci njub. parce que jub et pourtant am na ñoo xam dañ ne ay nit yi diine ñoo leen koy defal ñooy takk ga. alaaji dañuy léegi àdduna bi lépp la ñuy luye. àdduna bi dañuy luye kilifa diine. dañuy luye oto luye takkaay luye yére. luye kër luye lépp dañ koy luye. donc boo bëggee léegi génnee sa xaalis kilifa gu mag nga utiliser ko mu defal la loo bëgg mu defal la ko. mais du tegul mën na ko ñàkk teg ci diine mais mën na ko teg ci li mu bëgg a am. loolu mooy problème bi mais takku suuf moom sëriñ bi. li muy yàq ca kanam. day gën a bari. dëgg la te dafa am ñoo xamante ni bi sëriñ sopp daganal lañu. maanaam lu ñu sopp. dinañu taawil texte bi. ba daganal ko. te yàlla da leen di def ñu bokk ci ñuy bokk fenn wala ñuy xam lenn wala ñu am tur ci lenn ba lu ñu wax nit ñi dañ koy téye parce que dañ naan maa ko dégg ci diw. est-ce que aussi dañoo dugg ci benn brèche daal ne xëy na autant mën nañu siiwal sëy autant on n'est pas obligé bu fekkee ne imaam a nga faak ña war a teew ay kilifa yu mat ñoom ñu jàpp ne seen mbir dagan na. damay laaj rek nag yéenay ustaas yi sëñ Babacar. waaw mais sëy moom des ko war a siiwal. des ko war a siiwal. mais est-ce qu'on a l'obligation. là aussi c'est une question. li ñu nikaaxa la sang bi wax. des ko war a siiwal sang bi sallam. dañ ko war a siiwal moom mooy sunu sëriñ di sunu sëriñu sëriñ. nee na siiwal leen ko. très bien yegg na sax yemul ci siiwal leen ko de. dafay yegg ba ci ngeen wut ndënd tëgg ko.
tëgg ndënd bi réel déglu leen jàmm la. diw ak diw boole nañ leen. loolu moyen la ci communication dans ce cas ku def savane ba sàcc bu yor nga. c'est ça parce que boobu moyen la ci communication boo tëggee nit ñi da nga attirer seen attention. alors nga jàllale sa message. mais dañ ko war a siiwal. ok luñ ci jublu siiwal gi mooy ñu xam ni kat léegi lii daa am borom wala. mais absolument ñii am borom. ok xam nga bu ci njëkk mooy fegal la bàkkaar fegal ma bàkkaar. tey jii bu fekkente ni bii da ngaa gis Assane mu ànd ak keneen. damay bañ madame Guèye mel mu ànd ak keneen bu ko defee dootoo ñaaw njort. day fekk ne xam nga lii. nga gis mu jàpp ci loxo xale dootoo ñaaw njort da ngay xam ne fii la jógee. mais bu fekkee loolu yëpp amul bu ñu la gisee ci loolu yu ngi indi nga tuuma. te leneen mën nañ la jàpp yoon. très bien absolument. Dernière actualité bi ñuy jeexale Oustaz Babacar Mboup mooy ci wàllu tuuma gi ñuy wax tuuma gu topp l'islam ci ñi ne dañuy xeex terrorisme bëgg caa profité ba ci France léegi dem nañ ba débat bi mooy. boo nee l'islam rek ñu ne égal terrorisme. am na ci ñoo xam dañoo gis ne xeetu racisme geneen rek la. waaw yow naka la ñuy def ba nit ñi xam ne l'islam mooy vraiment diine jàmm dëgg nag. mais loolu day dellu ci communication rek c'est-à-dire ñun jullit yi aussi dañoo faillir xam nga bu ma gisee quelquefois yenn attentats yi am. boo ko seetloo ni muy demee da ngay mujj ree sax dafa lay jàpp da ngay dégg baatu allahu akbar la ñuy boole ak deret yi tuuru. ba finalement bu foo ne allahu akbar saw fit day dem yow fitu nit ñëpp dafay dem aussi. parce que loolu objectif bi ñu ci am kon en fait lu leer la. pexe noonu rek la. absolument xam nga tey su fekkee dañ ni benn attentat bu am Cameroun jamono yi la ci ginnaaw. bàyyi bay julli suba waa ji ñëw ci biir sàppe si ba imam bi kabar mu explosé bombe bi jullit yi dee kooku man xaw ma fu mu bàyyi ko mais xam naa ne ñi mu visé woon moom ay jullit lañ. n'est-ce pas. ay jullit la bëggoon a tey. alors kon da ngay gis ni loolu dañ ko war a dissocier ak véritablement l'islam. L'islam moom d'abord jàmm lay woote. jàmm lay woote diine jàmm la parce que xam na ne en dehors de la paix ci lu génn di jàmm maanaam mënoo def dara ci kaw suuf si loo xam ne dana nga ànd ak sa sago. ba tax na moom ci jàmm la woote ci xam-xam la woote. ci li nga ëmbal sa bopp nga ëmbal ko sa moroomi jàmm yi. xam nga dafa am lu am solo loo xam ne si dañu ci yar ci diine mooy xam ni nit koy mën di jëflanteel non pas ngay xool tey jii oustaz waaye na nga xool àq ji yàlla am ci moom. xam nga loolu tuutiwul. àq ji yàlla am ci moom. tant que yaa ngi koy xool. da nga gis ni da nga ko teg fu kawe waaye doo ko jéem a lor mukk aussi. loolu c'est très important. beneen bi it ñu fexe suñu communication véritablement di ko gën di soigner ba nit ñi comprendre le véritable message de l'islam. waaye l'islam tey li lay wax ni la ñun ci communication dañoo fayir fi mu ne boo ni woon charia rek Sénégal. charia. génnal fii nga def benn publi reportage wala nga def benn enquête bu ndaw. jullit yi ñoo lay wax ni la bëgguñu ko. parce que niñ leen ko présenté moo tax ñu rejeté ko. gis nga on a failli ci fànn boobu. mais c'est pas également organiser la communication nag ci islam bi Sénégal. naam bokk na yenn réew arab yi am seen conseil supérieur islamique ak yooyu waaye fii tamit muy ci sëriñ si di ci ñoom Oustaz Mor ñi ñu baal ma waxin wi ku jóg dem ci rajo yi ne man maay wax au nom de l'islam ku jóg dem nekk waaraatekat aussi. amuñu benn luy coordonner tout ça. loolu aussi beneen problème la bu dee ci parti politique yi fi mu ne am nañ seen i instance leen lu ci nekk am na ñu ko war a wax am na ñu ko war a def l'islam bi rek moo am kenn ku ci nekk boo xëyee mën ngaa autoproclamer man bis ni tey sëriñ la man bis ni tey oustaz la xam nga loolu aussi ça pose problème. maa si Ablaye Diop sax mun nañ gaare benn 404 daal di wut ay haut-parleur dem ca marché ba ci mbooloo donc ku ne rek prêcheur nga loolu tam ça pose problème. waaw xam nga laaj san li ñu wax ci l'islam li ci Hadj Babacar wax loolu rek la. mooy nit ñu joxe l'islam damay faral di wax fële ca daara ja. dama leen di wax ñett suñu échec la. nit ñu jàngale yonent bi. alayhi salaatu wasalaam dëgg la alayhi salaatu wasalaam. daf ñu échec loo ci ñu mën ko suivre. parce que dañu ñoo gëmloo ay miracle ba jéemuñu koo dund ci suñu biir kër yi. donc loolu dafa nekk échec foog ñu jubbantiwaat ko. nit ñu waxee baat yi l'islam am te muy ay baatu valeur lu mel ni jihad. lu mel dama doon waxanteeg sama benn xarit bu nekk États-Unis ma woo ko fekk baatu jihaad ji maa ngi ci jublu yitte ji. ma ne ko naka jihaad ji mu ne ma yii. oustaz laa tax laa di kalima écoute téléphonique yi danaan danga may sànq. mu ne ma ñi ngi may mu ne loolu la ma wax mu ne ma ñun suñu téléphone dañu koy déglu. baat bi nga wax ni baat bu garaaw la. ci suñu téléphone yi. fekk ne yitte rek la loolu. dëgg la bien sûr. jihaad ji maanaam xëy bi nga xëy si fii liggéey si rek yitte la. dëgg la
maanaam baat yooyu ñuy jël nekk chargé ko ba boo ko tuddee li Babacar wax léegi mu am problème loolu baat yooyu foog ñu jubbantiwaat ko jubbantiwaat gi nag mooy ñiy waxal diine yéege seen niveau absolument c'est ça. parce que comme mënuñoo harmoniser wu ba ñu ni diw demal wax ci turu diine diw demal wax ci turu diine ñu harmoniser yéegal suñu niveau kuy bëgg a wax jàngi kuy bëgg a wax diine dañ koy jàng yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy bëgg a waxee moom dafa ne ko demal nga jàngi baat bi jëkk ci l'islam jàngal la iqra boo gisee li tax yàlla utalu ko mafaul amul lu complément verbe bi amul complément am na sujet mi amul complément parce que yàlla dafa bëgg ñu yaatal àlliwa ji moo tax mu ne jàngal mais neewu ko jàngal lii dafa ne koy jàngal moo tax moom mu wax ne uti leen ko ba Chine te xam na ne Chine ay alxuraan wàcc fa mais uti leen ba Chine yeneen la indi donc kon foog ñu yéegi niveau bi en tant que ay prêcheur ku jóg di prêcher dañ la déglu boo indee alxuraan ñu déglu la boo indee hadis ñu déglu la boo waxee sa waxi bopp ñu bàyyi la fa mu jeex tàkk loolu rek ci am ñi solo consommé tamit dañoo war a am ful la ñoom it nag waaw parce que dem ca marché ba rek lu ñu la jaay nga kii boo ñëwee intoxiqué wu ne yaa tooñ sa bopp xam nga dañuy waxee naan nul n'est censé ignorer la loi alxuraan yi tamit l'islam jullit waru koo réere absolument très bien jullit waru ko réere ajisa yaa oustaz jërëjëf amoon mbégte ànd ak yéen oustaz Babacar ñu bàyyi la xam naa kàddu yu mujj yi tàggatoo gi rek ndax émission bi moom macha allah jeex na jërëjëf oustaz Assane di la sant di la ndokkeel jërëjëf di sant oustaz Mor bu baax di leen ndokkeel di bég lool ci invitation bi di wax rek ni nañu gën a dolli yitte lii oustaz Mor di wax léegi dafa am benn imam bu xoromu jihaad wa jaahidu fi laay xaq jihaad yi moom danaan kon bu ngeen kër-këree rek gën gi kër-kër ngir jëmmi yàlla ndax nee na damay ragal ku ma yóbbu xam nga loolu kon ça pose problème loolu jafe-jafe la ba tax na loolu nag nañ ko gën a jàngataat yëkkati ko te xam ne dafa am fu jamono toll faw ñu toll ak jamono pour mën a véhiculer en fait véritablement le mooy message li may wax rek réplique mbir bu la songee boo tollowul ak moom ci xam-xam ci communication ci pexe daaneel day yomb da lay mëdd mu ngoog da lay mëdd absolument Oustaz Mor kon yaa doon dalal tey sa naatango ma bàyyi la yow nga tàggoo waaw kay Hadj Assane sama tàggoo mooy li ñu tàmbalee woon mooy sunu tarixa yi sunu tarixa yi du xeexukaay dañ cee bokk pour dem ci sunu borom maanaam benn équipe la tarixa yi benn équipe la ñi bokkul ci tarixa yi benn équipe la dëgg la ñun ñëpp jullit lañu dëgg la léegi nag ba ma koy faral di misaal ci match de football Hadj Assane match de football képp koo gis ñu jox ko carton rouge adversaire am la gaañ dëgg la mais sa coéquipier boo ko gaañee nag mar day taal yi Gaañ te sa ñun bopp. fi mu nekk nii suñu bopp la ñuy gaañ bu murit bi waxee ci tijaan boppam la bu tijaan bi waxee ci murit boppam la kon nag nañu sàmmonte léegi nag yamatul sax ci tijaan ak murit mais ci tijaan ci seen biir ñooy songante murit ci seen biir di songante laayeen ci seen biir di songante te loolu warul jullit ñi benn bopp lañu nañu àndandoo doon benn Hadj Assane macha allah tarixa yi ay ascenseur la waaw nañ ko ni xamee ci ñun ñëpp jëmukaay gi daal mooy ca kaw ñu amoon mbégte mbokk yi ànd ci seen émission yoon wi ak Oustaz Babacar Mboup ñu koy gërëm bu baax di ko sant mooy coordonnateur kuréelu ànd sàmm jikko yi Oustaz Mor Thiam chef desk religieux RFM Abdoulaye Diop ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi